jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës Barthélémy Dias wax na lu leer nañ ñi bëggul ñibbi këram ca kaso ba la bëgg a des ngir wéttali Khalifa Sall li ko waral nee na nag tey maire bu Ndakaar bu amee lenn lu mu bëgg ci wàllu politique mbaa lu mu yóotu moom moomee di Barthélémy Dias moo tax loole nag daal di yëkkati kon ci kanamu àttekat ba ci tribunal des flagrants délits loole nag ñu toppee ko rek gannaaw kàddu yi nga xamante ne nii nee nañ yëkkati na ko muy ñagas jëmale ci magistrature bu Sénégal ca diwaanu Ndar moom producteur yi nga xamante ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllug soble ba amal nañu rek doxub ñaxtu li ko waral njëgu soble ba nag ñu ne kilo ba ma nga ca ñaar fukk ak juróom-benn commerçant yu magee nag ñoom ñoo jël dogal boobee mu wute ak lu nguurug Sénégal waxoon muy juróom fukki dërëm Dudul ak Célébul ay dëkk la yu nekk ci commune bu Touba Toul ca Thiès la ñoom nag manifesté nañu ñoom it wane seen naqar li ko waral ñu ne seen dëkk yooyu amul courant gannaaw Thiès tey ji diwaanu Ndar ñoo daal di dalal regroupement national bi ëmb tailleur yooyu nag di wéy di lànk usine ba nga xamante ni moom la ñu bëgg a samp kon ca jam ñaajo te mu yëngu ci mbirum yére daanu wax tamit te fiara bi dem rek daal di seeti ji li nga xamante ni gën nañ ko xam ci yàpp boobee ñuy weer ba mu wow ñu koy faral di gis nag ci réew yi Afrique yi fii ci Sénégal naam sax bariwul ñi ko xam teewul nag am na ñu ca yëngu du ca liggéey ñu ne nag liggéey la boo xamante ne nii cet dëgg la laaj dinañ ci ànd ak Fatimata Ba yii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko fële ci tribunal des flagrants délits fekk ji fa Alassane Ba ni ma ko waxee woon Barthélémy Dias nee na nag ca kaso ba la bëgg a des ngir wéttali kii di Khalifa Sall ndax tey ji bu amee lenn loo xamante ne moom Khalifa Sall namm na ko di ko yóotu ci wàllu politique Barthélémy moom moo tax kon nag tey ji kàddu yooyu la yëkkati ci bi muy janoog àttekat ba Alassane Ba nuyu naa la. Alassane yaa nga foofee ci tribunal ni ma ko waxee tey Barthélémy doon janoog àttekat bi Alassane loo ñu mën a tënkal ci janoo boobu. ci tënk jàppale ne réquisitoire procureur léegi la daaneel yàggul dara jàpp na ne ñetti mbir yi nga xamante ni kii di Barthélémy Dias moom lañ koy toppee jëm ci wàllu provocation ngir ñu wàcc ci mbedd mi nee na moo ko def te loolu ab infraction la ci wàllu pénal nee na itam xot ci worma wàllu justice nee na itam loolu Barthélémy Dias moo ko def wante itam yàq tilimalu dere magistrature itam moo ko def ba war na ba tax mu jël sàkku ci juge tribunal bi mu daan kii di Barthélémy Dias ñaari atu kaso yoo xam ne da koy tëdd loolu nag bi mu daanele léegi kii di maître Amadou Ali Kane moo taxaw sax ci kanamu àttekat bi ci jamono ji muy kenn ci avocat yu Barthélémy Dias moom nag li mu bëgg mooy kii di Barthélémy Dias dañ ko bàyyi ndax liñ koy toppee dara amu ci jéem na nag andi ay explication ngir wane ne li nga xam ne ñetti mbir yi ñuy toppee Barthélémy Dias amut moo ni appel nee na ñëpp dinañu def appel muy mbër yeeg muy greffier muy ñeneen ñëpp dañuy def ay appel ngir fexe ñoom tamit ñu wàcc ci mbedd mi loolu ab constitution droit constitutionnel la comme ni ko kii di Barthélémy Dias waxee sànq bi mu dellu see ca 11h bi mu tegee 23 minutes ginnaaw reprise bi nga xam ne procès amoon na pause ñu tàmbaliwaat procès bi mu ñëwee li mu njëkk a wax moom Barthélémy Dias wax nga ko nee na àttekat bi bu mu ko bàyyi sàkkuwul kenn bàyyi ko moom nan ko tëj loolu la bëgg a fekki magam kii di Khalifa Sall nga xam ne yàggul dara biñ ko daanee mooy àjjuma ji ñu génn jëm ci procès caisse d'avance procès boobu sax moo tax tey boo xoolee ba Barthélémy Dias taxaw tey ji ci kanamu àttekat bi fii ci tribunal bu flagrant délit bu palais de justice bu fii ci Ndakaaru moom nag nee na li mu wax dëggal na ay kàddu yi mu wax wante jàpp na ne constitution moo ko may nee na woowul kenn ngir ñu def insurrection loolu sax teggi nañ ko ndax moom li mu wax képp ku ne ñëpp wax nañ ko cité na sax ay nit bi ci mel ni Malick Gakou ak ñeneen way politique yi mooy ñu fexe wàcc ci mbedd mi jaamarloog nguuru Macky Sall loolu nee na
ñu bëri dañ koy def te loolu buñ ko ci toppee droit constitution moo leen ko may buñ ko ci toppee xanaa kay dañ ko bëgg a topp rek wante loolu constitution moo ko may wante itam Fatou Kiné boo xoolee li mu wax leneen moo di ne li ñuy wax xotti na war ma justice bi nee na benn ci magistrature mu ne une certaine magistrature waaye waxul magistrature bi yëpp maanaam dafa ne ñenn ci ay attekat yi moom nee na li ñuy doxalee jaarul yoon moo tax itam bu commenté décision de justice bi décision bi nga xam ne mooy décision bu jëm ci procès Khalifa Sall. parce que leneen li ñu mën a jàpp tamit mooy ay jegeñaale partenaires ñëw nañ fi ak ñi nga xam ne ay way politique ay maire yi ci mel ni Bamba Fall Cheikh Gueye ak ñoom Cheikh Bamba Gueye ay député ay dépôt ñoom itam Fatou Kiné ñëw nañ fii ngir jàppale ko Fatou Kiné lu jëm nag ci grève bi ñu doon grève budget bi ñu ngi doon ragal procès bi tey ñu dàq ko wante tribunal bi tamit jël na ay disposition am ba tax na li ñuy wax greffier ad hoc benn moom la ñu jël teg ko ngir fexe ba ñu mun a àtte kii di Barthélémy Dias ci flagrant délit ñu koy toppee ñetti mbir Fatou Kiné procès bi nag mu ngi wéy ci jamono ji ni avocat yu Barthélémy Dias ñooy wéyal seen i plaidoyer ci jamono ji. jërëjëf ba kon leeral nga ko ni nga ko waxee foofu nga daanale muy nag syndicat bi nga xamante ni moom moo njabootee ñuy yëngu ci wàllug yoon ak grève bi nga xamante ni door nañu ko ni ki bërki démb mu nekk nag seen ñetteelu plan d'action bi grève boobu nag teewul kon tey ji kii di Barthélémy Dias janoo na ak àttekat bi ndax ni nga ko waxee ab kon kii greffier ad hoc la ñu daal di rek tabati ngir nag mu nekk faak diir ñeel procès boobu lu soxal nag grève si justice bi sax ci la ñuy des ndax diwaan yi ñoom lañ ko dundee ndax nekk naay gàllankoor ca ñoom fële ca Bambey Babacar Diouf la ñu fay fekki Babacar Diouf nuyu naa la. jërëjëf soxna Fatou Kiné. Babacar Diouf ni ma ko waxee léegi muy SYTJUST ñoom ñi ngi si seen ñetteelu plan d'action bi di grève boobu ba tey fii ci Ndakaaru def nañu taxaw seetlu naam waaye xam naa du ñàkk yi tamit diwaan yi grève bi am na ci ay gàllankoor ndax mën nga ñëwaat ci gàllankoor yi. waa gàllankoor yu mag a mag la ñu nemmeeku fi nga xamante ni moo di diwaan yi comme ni nga ko waxee ci diwaanu Njaareem surtout tribunal de grande instance bu Diourbel foofu li nga xamante ni mooy procès yi nga xam ne dañ fi waroon am yu ci bëri dañ ko dàq te nag li nga xam ne moom moo ko waral rek comme ni nga ko waxee léegi mooy greffe yu SYTJUST yi mooy ñi nga xam ne ñoo di greffier yi ñoom banque nañ seen loxo ne du ñu leef léegi nga xam ne mooy liggéey bi ñu leen sant ba tax na ñi nañ ci avocat yi sax yëkkati nañ seen kaddu maître Assane Dioma Ndiaye moom lu ñu wax rek moo di ne nguur gi fi mu nekk nii war naa dugal loxoom ci li nga xamante ni moo di grève bi nga xam ne mu ngi bëgg a yàgg te nag boobu ba léegi ubbiwul benn waxtaan boo xam ne nii daf koy seq ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaxtu loolu la Assane Dioma Ndiaye wax nee na rek nguur gi daal na ubbi ay waxtaan yu am solo yoo xam ne nii dina ko seq ak ñooñu wante beneen fànn bi wane na leneen li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe yoo xam ne nii Sénégal daf ko ci nar a sax am ndaxte nag nee na bu li nga xam ne moo di justice bu jaar yoon amul ci réew mi investisseurs yi duñ bëgg a ñëw dañuy ragal loolu nag nekk na loo xam ne ni gàllankoor la keneen ci avocat di maître Abdoulaye Babou moom gis na ne li nga xam ne moo di grève bi yàqal na lu bëri li nga xamante ni ñoom mooy avocat yi ndaxte seen dossier yu bëri duñ ko mën a plaider te sax te booy xool ci wàllu yoon dafa am app boo xam ne ni dañ koy appal avocat bi bu naree def li nga xam ne moo di appel wala leneen loo xam ne recours boo xam ne daf ko dara def bu app booba jeexee nag dootu ko mën a def loolu la maître Abdoulaye Babou nee na gàllankoor bu rëy la ñi nga xam ne ñooy justiciable yi nag mooy citoyen yi ñi nga xam ne dañu leen téye ci kaso yi tamit dafay métti ci ñoom ndaxte seen i dossier buñ ko àttewut duñu mën a génn ci kaso yi te nag xam nga ne sax na faatu nekk kaso yombul tax ñoom ñuy ñaan daal ñu yombalal mbir mi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy greffier yi mbir mi mën a jaar yoon Sénégal jëm sa kanam sax na faatu bind ñu koy jaajëfal bu baax Babacar Diouf ñu daal di des ba tey ci wàllu yoon waaye nag bii yoon ak ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete gannaaw la ñu seetlu mooy am na ay ñam yoo xamante ne dana bàyyi ko feneen fudul ci biir administration pénitentiaire ba loolee ñu ne ndax lu mën a nekk la ñu ne ah kay bu nu sukkandikoo ci décret 2001-362 bu 04 mai loolu ñu ne lu mën a nekk la waaye dafa nekk loo xamante ne balaa faa ñama dugg faaw ñu xoolaat ko bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci kii di Seydi Gassama bu Amnesty section Sénégal nee na nag am na ci ay maanaam détenu yoo xamante ne nii ñooñe nag faaw ñu am nag benn cër boo xamante ni lu gàtt nit ñi war nañ leen cee bàyyi xel ndax xëy na tolluwaay bu ñuy am la ci biir réew mi dañ ciy ànd ak Cheikh Tidiane Dione
jamono ji nag bari na ñoo xamante ni caabi da leen féete ginnaaw te seen i mbokk ñoom ñoo leen di yóbbu lekk bu wuteeg bi nga xamante ne moom la administration pénitentiaire di joxe mu nekk procédure boo xam ne administration bi moom daf ko jot a nangu waaye nag ñam boobu dañ koy contrôler. ma fàttali d'abord ni que nit ki lu muy lekk ci biir kaso loolu ki ko yore mooy état bi ndax kaso boo dem Sénégal rek am na foofu ay waañ am nañ li ñu fay defar di koy togg pour détenus yi. ñam bi ci biir kaso yi du ñam boo xam ne ñam bu baax la moo tax nit ñi di jëli ay ñam ci biti di koy andi te ñu nangu ko ci kaw ñeneen mesure de sûreté yoo xam ne administration bi dafa fi teg parce que nag kaso yu bëri li fay dugal drogue mooy bool yi kaso yu bëri ku ñu jàpp nga yor drogue ci biir kaso ci ñam lañ ko jaarale pour nga mun ko jot. ku ñu teg loxo rek daanaka mun nañ ne lii di sa liberté ñàkk nga ko teewul militant droit de l'homme bi di xam ne am na ñoom ñoo xamante ne dañuy am lii di traitement de faveur. traitement spécifique dafa am mun ñu ko bañ ça a toujours été comme ça ci prison Sénégal yëpp dafa mus a am waaw defoon nañ ko ñeneen war nañu ko mën a bañal Barthélémy Dias waaw ñoom ñoo xam soit dañuy jël benn kees boo xam ne moom dina yore caabi waa këram yore caabi dugal fa ñam bi yónnee ko mu ubbi jël ñamam lekk yooyu yëpp defoon nañu ko fi ñenn ay détenu VIP. yàlla moo def loolu am na ñoo xam ne ay kilifa lañu. jamono ji nag bari na ci njaboot yoo xam ne ñoom ñooy daal di yóbbu lii di lekk seen i mbokk te ñu nekk ci prison mu nekk phénomène boo xamante ne daanaka mun nañ ko nimmeeku ci prison yu bari fii nii si réew mi li ko sabab bokk na ci décret 2001/362 bu 4 mai moom moo ko nangul. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane John. Babacar Gaye bu parti démocratique bu Sénégal moom nag lu soxal njaayum carte membre yu parti ba tekki na ca ndombal tànkam ba set wecc waaye nag du tee mu ngay wéy di des kon kii yore kàdduk PDS Babacar Gaye nag kon moo daal di taxawee tànk yooyu fi mu ne nii nag nangoogula yee yàbbi ci lu waral mu tekki ndombal tànkam ci njaayum carte yooyu ñu jàpp nag ni ñàkkul ni coow kon am na ci biir parti démocratique bu Sénégal la ca kanam raw li gët dinañ ci dikk ak na mu gën a yaatoo. ñu dem ba diwaanu Ndar ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy producteurs ya di yëngu ca soble ba ñoom nag mer nañu lool ba mu jaral leen sax ñu amal doxub ñaxtu li ko waral nee ñu nag kilo soble bi nga xamante ne nii ay gros commerçant maanaam commerçant yu mag ñoo fa nekk nag di ko jaayee ñaar fukk ak juróom-benn loolee nag ñu ne wute na ak li nguurug Sénégal jàppoon ndax juróom fukki dërëm la ñu waxoon loolu nag metti na leen lool nee nañ nag buñ ci taxawul fii ak bis yi di ñëw nag daañu wàcc ci mbedd ma baare taliba dañ ci ànd ak Ousseynou Diop. baykati soble yi nekk ci Diagambal Ngaaw Njaay ci leen bootu ci collectif producteurs yi ne ci ba delta bi maire ba futu la ñu def ñu ne nag état bi dafa fixé ay prix am jëm ci wàllu soble bi taxawal ko ci juróom fukk ci ay dërëm producteurs yi nag ñu ni am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi jaar ci suuf di ko jënd prix bu gën a tuuti loolu. ñu bay ba tollu fii am ñu ñëw ci biir surface bi jël ay xaalis di jox nit ñi di fixé ay prix ci 132 francs le kilo loolu la ñuy dénoncé pour mu arrêter ki ko def nag mooy Mamadou Diop président Aprobat. ñoom nag nee nañu état bi def na wàllam waaye nag seen i liggéey boobu moytuwul bu fekkee ni taxawu ci dina nax saay. li ñuy wax état mu ñëw ci nu mu gën a gaawee ñu ngi woo ministre bi mi ngi woo ministre de l' agriculture ministre de la commerce ministre de la jeunesse ndax jeunesse bi mooy ñaxtu tey kenn dematu fi Espagne ndax tool yi Macky Sall nag liggéeyam rafet na fii ndax fexe na ba ñu am 250 am ñu jaar ci suuf di menacer nit ñi di leen ger ci ay prix yu anormal. ci bas delta ay junni hectare ñoo fi nekk ñoom producteurs yi sax nee nañu ñu ngi xaar ñetti téeméer ak juróom fukki junni ci ay tonnes soble waaye nag la ñu yaakaaroon boobu moytul dootuñu ko mën a am. fii zone bii rek am na 212 hectares te zone yi dafa bare plus de 350 000 tonnes mi ngi fi. seer yi hectare bi ñoo ngi koy luyee 300 000 amuñu suuf jeunesse bi amuñu suuf ku nekk li nga am si suuf moto 0,50. seen doxum ñaxtu bile. ñoom xuppa nañ ci nguur gi xamle ni dafa war a taxaw seen i jafe-jafe ndaxte juróom fukki dërëm yi ñu fixé woon ci wàllu soble bi moo leen di gën a arrangé bu fekkee ni loolu amul ñu ni daan wàccaat ci mbedd mi.
ñu gis leen nag démb ci suñuy xibaar ñuy ñaxtu ni dañoo bëgg nag ñu jëlee fa chef de village ba fa nekk muy askan wa yeewu ca dëkk ba ñu naan ñaajal nekk ca yeen ñenn nag ci askan wa ñoom it tey ñoo taxaw ne ñoom bëgguñu chef de village boobee jóge fa ni ko ñeneen ña doon sàkko ndax jàpp nañ ni dafa nekk ay kàddu yoo xamante ne daal kàddu yu teguwul fenn la imam Pape Samb la ñu koy wax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. chef de village gi mag ñi ñoo dajaloo woon laa ko dale fële ba fii amul kenn ku ko mën a wedd tey li ma lay wax nag na ñëw da taxaw ma taxaw ñu ne Saliou Ndione boon ñii doon xëcc ko pour chef de village gi bari na ñu ne Saliou Ndione moo nu doy moom la ñu koy jox parce que moom moo anta nit ñi et pour ñun ku joxe sa identité ñu jox la terrain parcelle yooyu nun de loolu la ñu si déggoon moo taxoon xale yi itam ñi nga xamante ne ji amuñu ay terrain ñu joxe seen identité ngir ñu jox leen terrain waaye du pour affaire yi pour folli kaneen ma ngoog Dudul ak Thiélébul ay dëkk la yu nekk ca commune bu Touba Toul ca département bu Thiès la féete askan wa nag ñoom it ña nga doon ñaxtu li ko waral ñu ne jotewuñu ci courant bu nu xoolee dëkk yi wër nag ca boor yooyu yëpp am nañu courant ñoom ba nëg ni nag mënuñoo am lu leeral seen dëkk yooyu dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Sey Latira. Ces jeunes ont fait venir tous les natifs des villages de Doudoul et Thiélébul dans la commune de Touba Toul pour dénoncer une sorte de discrimination dont sont victimes. ma ngoog ñuy jéggalu bu baax a baax ci loolee nga xamante ni nasaraan la gannaaw nag Thiès tey jii diwaanu Ndar moo daal di dalal nag regroupement national bi ëmb tailleur yi ci Sénégal ñoom nag ñu ngay wéy di lànk daal usine bi nga xamante ni bëgg nañu ko samp neeñu ca Diamniadio mu yëngu nag ci defarub yére ñoom tailleur yooyu nag ñu ne lu ni mel bu nu ko seetaanee daal ba mu am ñu bari tey jii ci borom kër yooyu dootuñu jotee ci liggéey ndax nee ñu sax usine boobu bu ñu ko sampee lu toll ci 2 junni ndaw dong ñoo fay liggéey kon loolee nag sori na ak limuk tailleur yi nekk fii ci Sénégal dañ ci teewlu ki nga xamante ne nag moom mooy Cheikh Tidiane Diop moom mooy njiital fédération tailleur yi ca Saint-Louis ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. bu amee benn unité de production boo xamante ne daf ko def fay sa Diamniadio jox ko ay chinois pour ñu gérer ko di war a jël lu mat 2000 emplois kooku yaakaar naa ne bu fekkee dafay wàññi chômage mais dafay yokk chômage lu tax fu ñu ko teg. ndax 2000 yooyu rek bu ñu ko bëggoon recruter fii au niveau région Saint-Louis yaakaar naa li fi nekk seer ëpp na 3000 ou 4000 et quelques tailleurs ñoo ngi fii si région de Saint-Louis kon jàpp nañ ni président bu demoon bay jël décision yu mel noonu waroon na xool ñi bokk si secteur bi mu consulter leen waxtaan ak ñoom. ñun si tey d'accordul ci ëllëg li tax d'accordul ci mooy du ñu jëmee fenn boo gisee taille basse yi chinois yi di ñëw kenn mënu la ko wax ndax lu tax dàq ñu ne ñëw dañu ëpp matériel. dàq ñu ne ñaw dañu ëpp matériel ñun benn machine ngay am war si ñëw jean war si ñëw taille basse war si ñëw vax war si ñëw super 100. kon encore une fois président Macky Sall décision bii nga jël ñun tailleurs yi Sénégal xalaatal bu baax ni yaa ngi ñuy rey te duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord affaire bi ni mu concerné Ndar concerné ko Thiès concerné ko Tivaouane noonu la concerné Diaoubé ba keroog ngay wër les 14 régions et les 45 départements du Sénégal. ñu delluwaat ca dëkk yooyu di Dudul ak Thiélébul waxoon naa ko ay dëkk la yu nekk ca commune bu Touba Toul ca département bu Thiès ñu doon ñaxtu nag ndax ñàkkub courant Cheikh Anta Diop Sey Latira. ñi nga xamante ne ñoom ñoo juddoo ci dëkk yi di Dudul ak Thiélébul nekkoon sax ci dëkk taax yi ñoom ñëpp dikkaat ci commune bu Touba Toul ngir fësal seen naxar li leen metti seen dëkk yi amuñu courant ay at a ngi nii ñuy daw di topp ci ginnaaw kilifa yi. dëkk bi li ñu fiy ñaxtu bari na mais tey courant moo ñu tax a jóg. nit ñi sonn nañu le mois de Ramadan moo ngi nii jege na xale yi bu ñu jëndi glace koor da nga leen di yorom sax ay 2 kilomètres la ñuy dox dem di jëndi glace loolu dafa metti dañuy dem ba biir Touba Toul centre jëndi glace te ñun électrification bi pourquoi mu contourner ñu ñun dañoo bokk ci Touba Toul ab dëkk lañu à 2 kilomètres. jàngu xale bu fi yàqu courant moo ko yàq ñi nga xam ne seeni parents am nañu moyen ñu am nañu ay poteau solaire ñi nga xam ne seeni parents amuñu moyen ay sondeel la ñuy jànge. leneen loo xamante ne jiiteel na leen lool moom mooy gis nañu ne dëkk yi nga xamante ne ñoo leen wër ñoom ñëpp am nañu courant dañu xamal nag mbir mi lu tax seen dëkk yi amuñu courant. dañu gis ci fii nga xamante ni moo ñu wër ay dëkk yoo xamante ne nii dañu nu wër dëkk yooyu yëpp am nañu courant. waa mais lan moo tax ñun dëkk bi Dudul ci la Mbangur ñu jéeg leen
lan la ñu def état. askan wi nee nañ ñoom duñu dellu ginnaaw ci xeex bi ndéem nag amuñu lu ñu bëgg mooy fexe ba seen dëkk yi ñu indi leen courant. à chaque fois bu ñu yëngoo ay dige rek la ñu nuy wax. xeex bi engagé nañu ko bala ñu ciy teggi suñu tànk courant bi dina ñëw parce que courant bi suñu waru gar la. askanu Dodul ak Thieuleboul nee nañ li ñuy dunde metti na ndaxte tey jii ay sondeel ak ay lampe pétrole la ñuy taal te war nañ koo weesu. njàng meek jafe-jafe yi ak dige yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall def na ko ci bu yàggul dara jëmale nag ci syndicaliste yi fële moom ca diwaanu Ziguinchor askan wa nag am nañu ko yaakaar bu baax a baax ba tax na sax ñu ngay sàkku ci syndicaliste yi ñu daal di nangu nag li leen njiitu réew mi Macky Sall wax rawatina ak fa ñu naan jànki foofee nag ñu gis ne askan wa sax ñoom it génnoon nañu di wax rek li nga xamante ne nii moom moo leen metti loole nag jaarale nañu ko ci ab bis boo xamante ne nii defoon nañ ko foofee ñu duppee ko journée d'excellence. Boubacar Diassi, Lamine Mandiang. askanu jànki nekk ci département bu Bignona di ñaan syndicat enseignants yi ñu nangu proposition bu mujj bu nguur gi def ngir ñu mën a sauver année scolaire bi. enseignant nangu lii comme ça ñu mën a sauver année bi parce que da ngay investir ci sa doom dugal ci xaalis mu dem jàng jàng arrêté loolu day tax niveau bi day wàññeeku day am impact moo tax ñun ñu ñaax enseignants yi. ñu nangu loolu xam na ba ci kanam bu condition améliorée mun nañu ñaanat leneen loolu la ñu ñaan enseignants yi ñu def effort boobu pour suñu doom ñu mun a jàng ñu mun a def examen parce que ba léegi bu ñu leen di laajee kañ ngeen def seen composition ñu defaguñu composition wala amaguñu suñu note. askanu jànk yi def woote gi bi muy sargal ñu gën a ràññeeku ci njàng mi waaye it mu profité ci ngir fësal jafe-jafe yu école bi di jànkonteel ci seeni dëkk. xam nga population lu mu tabax moom day def lu yem si dooleem moo tax am na ay abri provisoire yu bëri te li des ki construction notamment extension CM bi ak école Khalilou Camara des na tuuti tamit suñu école maternelle tabax nañu ko ci suñu effort def ko abri provisoire laaj na ñu ñëwaat si loolu parce que mu ngi commencé am problème ñu ñaax gouvernement bi mu jël ko en charge tabax ñu école bu garantie bi nga xam ne suñu doom yi dinañu nekk en sécurité pour ñu mën a jàng bu baax a baax. askan wi ne mat na léegi ay at yu bari bi mu bénéficié wu bi château d'eau bi jar fukki millions waaye boobu ak léegi ndox mu sell mënagul am ci dëkk bi mu doon ab ñàkk kaarange ci wàllu cet ak wergu yaram rawatina bu élèves yu nekk ci seeni école. ñu ngi ni benn tox ndox kuul dem dawul xale yi ñu nekk ci classe yi ñu ngi ragal ci ñoom ay jafe-jafe feebar. parce que bu ñu amoon pour ñu mën a set daanaka élève mi nekkul ci sécurité loolu préoccupation bu ñu am ci wàllu école bi tamit xam nga bu ñu naan set du école kese kër ga ak li nga naan bu sellul da ngay feebar xale bi du nekk dans les conditions d'étudier. man maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax ku ñu ko attribuer mu gérer réseau bi ak ku ñu ko attribuer mu gérer réhabilitation forage bi ku nekk muy rejeter sa responsabilité ci panne bu am fii mais ce n'est pas normal. wax naa ko lu sous-préfet du benn yoon du ñaari yoon. bu mu exécuté mu laaj ay contrepartie mais jànki fay na contrepartie am à hauteur de 4,5 millions. ñu jàpp ni jànki moo nekk dëkk bu gën a rëy ca commune bu Kartiak. ñu àddu ci wàllu wér-gu-yaram ak li ñu duppee transplantation rénale nit ko am jafe-jafe ci wàllu roño keneen nag ko am bu méngoog moom am sañ-sañu may ko léegi tey ñu jëmmal ko fii ci Sénégal jëwriñ ñi dénk wàllu wér-gu-yaram moom moo ko xamle ndax nee na sax kuréel gi nga xamante ni moom mooy toppatoo wàllu woowu tamit ci weeru avril bi lañ ko fas yéene samp Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu ko ci micro Mambiram Diouf. lépp lu jëm si feebaru roño dafa nekk donc lu xaw a sonal Sénégalais ba amoon na sax temps yële liste d'attente yu bëri ñoo xam ne ñu ngi xaar pour am place centre de dialyse ma yëgal ne ubbi nañ centre de dialyse bu Thiès léegi mu mat ñaari semaine ñu ngi ubbi fekk 10 jours centre de dialyse Roi Baudouin centre de dialyse hôpital Wakam hôpital militaire Wakam ubbi nañ ko il y a pas longtemps danañ ubbi aussi centre de dialyse Pikine ak Diourbel si weer wi ñu nekk donc si weer wi rek mën nañu wax ne lu ëpp juróomi centre de dialyse nañ leen taxawal mais ñu gëm ne si wàllu feebar bu mel noonu faj bi dëgg mooy ñu dem ba mën a effectivement def greffe rein loolu ndëkk loi bi am nañ ko ba pare li des mooy ñu mettre en place lu ñuy wax comité national du don et de la transplantation boobu décret bi incha allah fekk lu yàggul danañ ko soumettre monsieur le président de la république mu signé ko bu ko signé ba pare nag ñu jël disposition encadrement yëpp
pour acheminer le Sénégal vers la transplantation loolu yaakaar naa ne loolu mooy solution bi. ñu yegg ba Fiaraba daal di nag yër yi tey jii li nga xamante ne nii moom mooy yàpp bi ñuy faral nag di weer ba mu wow di ko def nag ci ay sachet di ko jaay fii ci Sénégal nag naam sax bariwul ñu ko xam waaye jàpp leen ne am na ñu tey liggéey muy liggéey bu am solo liggéey bu laaj cet lool loole nag ci réew yi Afrique yi lañ koy faral di gën di seetlu Fatimata Ba demoon na nemmeeku leen ci Fiara bi. ci biir sachet yi yàpp bu ñu weer ba mu wow. wala boog kilishi ci yenn dëkk yi ci Afrique produit bi nag ñu bëri ci sénégalais yi daanaka xamuñu ko moonte de bi ñu ko dalee di defar ak léegi yàgg na lool. boo defaree kilishi mën nga jël yàpp nag mën nga jël ginaar mën nga jël jën dañ koy kilishi parce que ñu man dem woon Niger mais fii lañ ma formé. liggéey boo xamante ne yàpp bi bu ñu ko indee yàpp 100 jours ngay ut te boo indee yàpp bi da nga koy dénéré lépp luy graisse lépp luy neer. dañ koy dindi te aussi liggéey boo xamante ne na parce que yàpp dafa risque la liggéey boo xam ne boo koy def faaw nga am set faaw mu sell. dañ ko fees ñu weer ko ba mu woo conservation bi aussi nii la waaw jarul dugal ci frigo bi bii moom mun na nekk ak yow yaa xam ba durée bi moom indéterminé mais du def dara. kilishi nag defar ko metti lool ndax liggéey bu am solo la laaj loolee waral njëg yi cher. fi ñu koy def aussi fu nga xam ne fu sell la poussière du fa ne. benn du am benn salte buñ ko defee buñ généré comme ni nga gis ni yàpp bi ni mel nii buñ ko liwee ba pare taggee ba pare dañ koy def si def tuuti diwlin ñu weer ko si naaj bi buñ ko weeree bañ xam ne wow na ñu soog ko épicé ñu koy lakk bi aussi du yàgg. yàpp bi ñu defar ba noppi neex a denc waaye itam ñu mën koo jëfandikoo ci suñu ay plat yu bëri. même boo koy denc aussi doo ko denc foo da nga koy denc fi nga xam ne aéré na parce que lii la yàpp la boo xam ne moom. parce que boo ko defee fa xam ne day tooy daf koy yàq. libre bi 10 000 la kilo bi c'est à 20 000. mais cher. waaw parce que aussi fii Sénégal yàpp bi dafa cher. mën nga ko lekkee nii mën nga aussi booy togg si supp kànja wala leneen nga def ko si. kilishi nag ñoom maam xam nañ ko bu baax a baax ndax daan nañ ko def waaye ca Niger la fekk baax produit bi nag mel na ni fi ñëw bëgg nañ ko bu ñu sukkandikoo ci ñi ko fi indi ñëw teew ci 19e édition bu Fiara. jaajëfal ko Fatimata Ba ñu yegg nag ba fële ca gàtt ndax kii di Modou Lo moom ma nga woon foofe Modou Lo nag àdduna ci combat bi ñu jàpp ni mën naa dox ci digganteem ak Balla Gaye 2 wax na ci loolu waaye tamit diggam ak staff ba tamit àdduna ci ñu teewlu ko moom Modou Lo mbëru Parcelles Assainies ci micro Babacar Diouf. non loolu moom xam nga dañ koy bàyyi ñu ko yor staff yi xam nga ñun moom dem leen bëri ñu bëri rek mooy suñu rôle loolu dañ koy bàyyi staff yi ñoom la ci mën a waxal sori mais ñu daal ñu ngi fi pour mbër yëpp ay mbër lañ du ñu wax ay diw wala diw mais ku ñu làmboole rek ñu jël incha allah. ñu wax sa staff daa amul benn jafe-jafe xam nga lu ñu naan bu ñu waxaw ma lan bu ñu bokkutee ñooy laxasooy goj xam nga des fois ay réew mënut a ñàkk mais lépp après day mujj rek toog waxtaan ak waa incha allah. ndax toogoo bi ñu leen waxtaan ci loolu. non non pas encore loolu maa ngi génn ko yëgandoo waaye info boobu maa ngi génn ko yëgandoo. par rapport ak xam nga 2 ans ci ginnaaw 3 ans alhamdulilah ñu ngi ci am yaakaar ne gën a jëm kanam dina teg. muy delluwaat place am daal am nañ ci yaakaar mu del fi mu nekkoon na ci ñëpp jàpp culture la xam suñu. yaakaar na moom la autorité yi war a def pour ñu gën a mën a waaw xam nga ñu ngi tabax stade xam nga loo xam ne lu ñu yàggoon bëgg la ñoo ngi koy tabax xam nga promoteurs yi tamit macha allah ñu ngi góorgóorlu di yokku xam nga affaire daal mu ngi xëy neex bu baax a baax yàlla na ko yàlla mu tere rek ba fu ñu bëgg mu tamit mu yegg fa mu yegg fa incha allah. mu nekkoon nag ay salle de classe yu ñu doon daloo ci diwaan boobee ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Barthélémy Ngom. dal leen jàmm Barthélémy Diaz tey la ñu koy àtte ci kanamu tribunal flagrant délit tey lay xam fan la wonante di mujjee ki gëtam laas ne ëllëgu Barthélémy Diaz mu ngi ci loxoy Yakham Keita mooy juge bi nga xamante ni moom mooy yore dossier bi yéenekaay bi fàttali li ñuy toppee meeru Mermoz Sacré-Cœur bi outrage à magistrat maanaam ñàkk a worma magistrat ak it ñàkk a respecté dogal gu tukkee ci wàllu yoon ak ba ci sax yeneeni tuuma réew mi quotidien ne àtte bi day boo moytuwul daanu ko dàq li leer kay ci gëtu réew mi quotidien moo di farandooy Barthélémy Diaz yi mobilisation gu rëy
ñu bëgg tey ji ca palais de justice. Youssou Mbow bokk ci ñi yore kàddu ñiy jàppal tànk kii di Khalifa Sall ci biir L'As Quotidien mu ne mbirum Barthélémy Dias bi diversion rek la ngir nit ñi fàtte Khalifa Sall mi ñu tëj ci kaso bi. mu yokk ci ne Macky Sall bu yaakaaree ne moo gën a muus nit ñi dafay nax boppam. Youssou Mbow wëlbateku ne li Barthélémy Dias wax ñoom ñëpp a ko nangu dëgg la Macky Sall mooy jàpp di àtte di tëj ndax ordre lay jox justice fii ci Sénégal. mu ne Souleymane Teliko wax na ko Ibrahima Dem kazalika naka noonu wax na ko ñoom ñaar ñëpp ay attekat lañu ba tax na moom Youssou Mbow ne ñëpp ay topp Barthélémy Dias ca kanamu tribunal tey jii. topp lañ ma ci biir l'observateur mi xëy jox kàddu ki di Madiop Diop di maire Grand Yoff moom ci xalifis yi la bokk waaye nee na Macky Sall dana xam ni seq kook ay poltron maanaam seq kook ay ngaaka nas nañu ba noppi seen plan ngir jàmmaarloog régime Macky Sall bile. kenn ci ñi bokk ci régime Macky Sall bi di Mame Mbaye Niang ci biir yéenekaay bi di La Cloche mu tontu farandoo Khalifa Sall yi ne atteb Khalifa Sall bi politique a ko lal. Mame Mbaye Niang nee na du dëgg ñi koy wax dañuy wax lu leen neex waaye benn politique taxewul ci mbiru Khalifa Sall bile. ci waxtaan gi mu seq ak La Cloche moom ministre bi ne Idrissa Seck jot ci nguur gi dafa mel ni jaral na ko lu ne. ñu tàbbi ci source a mi jox kàddu professeur Ndiak Fall di pénaliste ci mbirum Khalifa Sall ak Karim Wade moom Ndiak Fall nee na ñoom ñaar ñëpp mën nañu doon candidat ci élection présidentielle gi ñu na ma amal ci atum 2019 li tax mu wax ko mi ngi ci biir yéenekaay bi. lu nekk waa PDS ñu ngi koy def ngir dajale kujje politique bi mu doon benn waaye nag l'observateur nee na boo moytuwul du yomb ndax woote bi dafa mel ni ñëpp déggeewuñu ko nopp bu baax bi bokk na ci ñoom Ousmane Sonko bu Pastef nee na woote bi Idrissa Seck Malick Gakou wala waa Khalifa Sall yi lay waxal waaye moom ci boppam bokk ci. Bamba Ndiaye bokk ci grand parti Malick Gakou bi nee na li ko ñor jamono ji moo di élection présidentielle gi ci atum 2019 mu yokk ci ne intérêt yi ci kujje politique bi duñu benn ku ci nekk da nga am lu la ñor amit sa projet de société. Vox Populi ba tey ci retrouvailles yi diggante Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ne bu sottee du jig kii di Macky Sall yéenekaay bi fàttaliku bi Abdoulaye Wade jëlee Macky Sall def ko arme ngir combattre Idrissa Seck. Vox Populi ci kàddu yi professeur Moussa Diaw di enseignant chercheur ñeer wàllu politique ci université Gaston Berger ne bés bu PDS ak réew mi dajaloo du yomb ci kii di Macky Sall ak régime am. Marie wutali Sud Quotidien mi xëy dellu si ci coow li wundu parrainage bi ñeel élection présidentielle gi ñu jëm. Sud ne mu di pouvoir di opposition bi ku nekk a ngi défier sa morom rawatina nag kujje politique bi ne bu fi parrainage buggee jàll beneen 23 juin dina am fii ci Sénégal. Babacar Ba coordonnateur forum du justiciable ne ci biir Sud Quotidien ne na nguur gi teg loi bi ci suuf ba mu jekk te waxtaan ak kujje politique bi ndaxte menaces yi muy dégg bés bu ñu ci jëgul fa mu jëmee Sénégal du baax vers le chaos la wax. parrainage boobule moom Macky Sall ne li ko tax a jóg moo di jëlee fi candidat yu tekkiwul dara yi. Sénégal dafa bari ay parti politique Soleil ne 299 lañu 13 yëpp ci juróomi weer yi mujj dong lañu leen sos. ba tey ci élection présidentielle gi ñu jëm réew mi quotidien ne Macky Sall day dafa mel ni ku nekk ci autoroute di tourner en roue libre amul benn blocage ci kanamam. réew mi lim ay performance économique am majorité am gi nga xamante ni booloo nañu doon benn kujje politique bi waroon a nas ay pexe ngir bloquer Macky Sall réew mi ne dafa xaajaloo ba tax na mënuñu nas dara lu dëgër. topp leen ma ci Walf Quotidien mi xëy di càmbar mandat wu ñenn ci ñi jege kii di Macky Sall. Aminata Tall njiital conseil économique social ak environnemental Babacar Touré bu CNRA ak Abou Abel Thiam nekk ci ARTP Seyni Diop sama naataango bu Walf nee na seen mandat gasi jeex na ku ci nekk ci ñoom yéenekaay bi fàttali fa ñu la fale ak fii ñu toll ci jamono ji ñii moom jeexalaguñu waaye li leen dese bariwul ay jàngalekat lañu 500 maanaam juróomi téeméer ci ñoom fileeg ñetti at ñu à la traité. Le Témoin mi def gëstu gi ne catastrophe moom mooy yoot sunu université yi. Les Échos dellu siwaat ci défilé gi fi amoon barki Dembo Njaay ci 4 avril bi yéenekaay bi ne défilé ba rafetoon na de rawatina nag prestation avion yi waaye nag am na lu ci xew avion yooyu ndekete moomuñu ko. Les Échos nee na Sénégal daf leen a luye woon lépp a ngi ci biir yéenekaay bi. ñu tàbbi ci wàllu tàggat yaram ak yéenekaay bi di Record mi xëy addu ci lu ñeel mondial 2018 bi ak weeru koor gi muy tombeel yéenekaay bi nee na sunu gaynde yi dañ leen tere ñu woor ci jamonoy mondial bi. ba tey mondial boobule ak attaque sunu gaynde yi ki di Diafra Sakho Mbaye Niang ak Mame Biram Diouf dafa mel ni ñoom ñoo taxaw ci jamono ji loolu la Stade Quotidien wax. ñu jeexalee wàllu lamb ak combat bi nga xamante ni ñu ngi koy sàkku jamono ji diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 mu di remake maanaam combat bu war a doxaat diggante ñaari mbër yi. Balla Gaye 2 nee na ñaari condition la samp ngir dajewaat ak kii di Modou Lo benn bi moom Balla Gaye mu ne combat bi ca arène nationale lay amee ñaareel bi mu ne ci atum 2019 yendoog jàmm. ñeendoog jàmm Barthélémy Ngom sant nañu la gërëm la yéen ñi doon teewlu xibaar yi ak ñi ci jàpp ba mu sotti cant ak gërëm ñeel ne leen dig daje ci yeneen jotaay xibaar kenn dalug jàmm.